altine fukki fan ak juróom si ko yatum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm si xibaar yi marax gi li ci gën a fës di coowal politique ak élection yi nga xam ne moom la ñu daal di dëkk man la waa Yewwi Askan Wi ba léegi seen i liste si Ndakaaru ñu woy di leen ko gàntel tey jii nag seen mandataire di Déthié Fall wutiwaat na fi nga xam ne moo di élection bi nga xam ne ñooy saytu wàllum élection yi ngir soppi li nga xam ne moo di liste ba waaye loolee nanguwuñu ko gàntal ko nag mu joxoon ci baaraamu tuuma ginnaaw ba mu jàppee ne it am nag njuumte goo xam ne am na si ñoom nga xamante ne bi ñoom ñi nga xam ne ñooy saytu élection yi ñoo leen ko yóbbee ay kàddoom nañ ko teewlu si njëlbéen xibaar yeeg moom si mi teewoon si ndaje loolee wàllum njàng mi ak njàngale mi xal seen it ñu dugg si jalte gi nag waa G7 ñoom it ñu ngay wéy di xupp ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bi nee nañu li ñuy xaatimoon ba déggoo ko ba léegi kenn doxalu ko loole nag nekk na loo xamante ne bi duñ ko mën a muñ buñ ko saafut nu mu gën a gaaw dinañu banque seen i loxo neen ñu bëgg a banque seen i loxo di liggéeykatu AIBD di fi nga xam ne moo di aéroport international Blaise Diagne bu Diass ñoom tamit nee nañu nekk nu gën lañu daal di bëgg waaye tamit wàllum li nga xamante ne bi bëgg na war naa gën a ñoŋal seen liggéey ak doxalin yi nga xam ne si la daal di tënku ak it joxe ay xibaar yoo xamante ne bi moom la ñu war a am lu ko mooy ñoom it dinañ daal di banque seen loxo te it mën nañoo tëj sax li nga xam ne moo di aéroport ba dinañ jeexale ak xibaar yi tàggat yaram ni nga xamante ni noonu lañ koy ànd ak yéen altine jot a gën na ci fës li nga xam ne moo di Ligue 1 ak Ligue 2 bu réewum Sénégal waaye tamit gaynde Sénégal yi nga xam ne ñu ngay yëngu ca bi ci réew ay bés yi ni ñu ràññeekoon nañ ci ànd ak ki nga xam ne moo di Cheikh Diop mbokk yi li mooy di gën a fës si biir jotay xibaar ñes gis ñu def si faram fàcce dalee nag jàmm mbokk yi jotaayu xibaar yi dañ koy door rek li ñu ko junjee woon ca booba di wàllum politique ak waaye Yewwi Askan Wi nga xamante ni bii bu ñu moywul du ñu bokk si jongante yi fi nga xam ne moo di wàllum département bu Ndakaaru si élection yi nga xam moom ñu daal di dëgmal ndax seen liste ba léegi dañ koy di gàntal ñi nga xam ne ñooy saytu élection yi nekk tey Déthié Fall demoon na fa ngir soppi li nga xam ne moo di liste bu ñu njëkk dugal ne baaxul ndax dëppoo ak li nga xam ne moo di wàllum parité waaye ba léegi kenn nanguwul leen ko ñoom nag ñu ngay wéy di xupp ñee nañu bu fekkee ni seen liste bi si Ndakaaru nanguwuñ ko ay élection du am si réewum Sénégal Mamadou Sy. gën a waxtu mandataire national coalition Yewwi Askan Wi daal di génn ci biir direction générale des élections liste bu bees bu ñu indi woon DGE nanguwu ko Déthié Fall di xam ni gisul ana lan moo mën a tax ba DGE di bañ jël seeni liste. malgré la ma leen wax insisté ci. ndaxte kenn mënutee nit ci biir liste bu fekkee bëgg ko ñoom ñu ni loolu duggul seen compétence du ñu jël dossier yi kon dossier yi refusé nañ ko encore une fois jël ko te ñoom ñoo ñu waxoon nañu dellu si altine ndaxte bu ñu dellu see altine ci période boobu la ñuy commencé examen yi. Déthié Fall di ñaawlu itam ni direction générale des élections doxalee ndaxte ci gis-gisam dañoo bañ itam jël li nga xam ni mooy requête bu ñu indi woon ngir ñu mën a invalider liste Benno Bokk Yaakaar ci gis-gisam loi bi aaye na bile coalition mu mën a bokk ci les élections. indi woon courrier pour xamal leen Benno Bokk Yaakaar mënuñu am liste ci élections yi ñu jëm nii ci biir Sénégal nii ci bitim réew donc ñu indi woon courrier boobu aussi déposé que. ñu courrier boobu tamit duñ ko jël ndaxte du fii lañ koy defee ñoom liñ doon def ci parrainage ci pare nañ ko. coalition Yewwi Askan Wi nag jàpp ni xalaatuñu benn yoon ñuy organiser élection ci biir Sénégal te seen liste bi nga xam ni moom la ñu samp fii ci Dakar duñ ko ci boole. président Macky Sall li mu bugg def mënul ne ni damay éliminer liste Yewwi Askan Wi Dakar ba pare moom def élection ci biir Sénégal ak ay listam bitim réew ak ay listam alors que moom ci boppam respecté wul nombre de pare yi loolu xel xalaatu ko. période contentieuse bi nar naa métti ci ay fan yu ñu jëm ndax coalition Yewwi Askan Wi fas yéene nag def kéemtalaay kàttanam ngir ñu mën leen nangul seeni liste ñuy wéy nag di sàkku ñu daal di invalider li nga xam ni moo di liste Benno Bokk Yaakaar. Mamadou Sy Augustin Mar nag ñu des rek moom maître ki nga xam ne moo di Déthié Fall mi nga xamante ne bii dellusiwaat na li waral seen liste boobee nag ngantal ki am ci ak dàq ki ñu ko nar dàq mu ne moom si boppam moo jébbaloon Saliou Sarr bu taxawu Sénégal li nga xam ne moo di liste ñu war ko yóbbu
ba ñu yeggee ci biir direction bu élection yi ñoom am na ñoo xamante ne bi dañoo daal di xam ne mënees naa bañ a sàmmonteeg li nga xam ne moo di parité ci juróom-benn ak juróom-ñaareelu togg bi loole nag coppite gi ci am muy mel ni ñoom dañoo daal di jaxase xelam ba yàq li nga xam moo di si muy joxoñ baaraamu tuuma ñoom waa direction bi yor wàllum élection yi ay kàddu yi da ca faal ñu teewlu ko ba léegi ak Mamadou Sy. waxtu dépôt liste bi jotee dafa am ay instructions yi nga xam ni joxe nañ ko pour que ñu retirer par le Samb mën a dugal Ngoné Menk mais malheureusement ki nga xam ni moom la préposé woon ci dépôt yi muy Saliou Sarr deful loolu bi mu demee dafa dugal beneen tour parce que nee na dañ ko conseillé ni que 6e ak 7e position la parité respecté tul bi ma jotee liste bi le lendemain gis ni parité bi ce n'est pas respecté ci laa jógee pour xam la xew ci laa jógee pour également engager procédure bi mais li wér mooy kenn waru ko woon foofu conseiller ba muy changer une chose parce que ñun ñoo ko def confiance ma jox ko sama cachet mu déposer toutes les listes départementales li wér mooy direction générale des élections amul woon naan ko 6e ak 7e war nañ ko respecté war nañu ko respecté ba mu waa DG moo ko wax loolu parce que moom moo ma ko wax te jàpp leen ni sama gémmiñ lu dul dëgg du ci génn parce que politique bi bëgguñu jóg changer réew mi te duñ ko teg ci dëgg dañoo bëgg suñu Sénégal mel ne France mel ne feneen te loolu lu koy indi mooy dëgg en toutes circonstances donc moom bu waxee ni ñoo ko wax loolu mënuma def lu dul gëm ko mais warul woon topp tamit li nga xam ni moom lañ ko wax. wàllum politique gi li nga xam ne moo di langue politique yi jalde jàppanteeg xëttante ay warma nekk na loo xam ne ba na ci njeextal yi nga xam ne mën na ko def si ndaw ñi it day daal di indi li nga xam ne moo di jàppanteeg violence bu métti boo xam ne bi mën naa am si penc mi loolee war nañ ko mën a gën a bàyyi xel buñ sukkandikoo si ñenn ñi nga xam ne dañoo nañoo ak Alioune Sow ak Souleymane Diallo si biir gëstu. avenue Saint-Michel xumb lool dem beeg dikk bi mel ni tulleeg màlle ku nekk di dox yitteem waaye ñenn ñi lu leen jaaxal bokk na ci kàddu yu ñagas yu ñu nemmeeku ci ëttu politique bi ku ñu njëkk waxtaanal di jàpp ni mën naa sax dem bay defloo ndaw yi ay kaawteef. sa bopp bi bu feebaree tant que il faut ñu feebar si les hommes politiques doivent être des exemples sont malades mais dinañ répercuter ci xale yi saaga yi ñuy dégg ak violence bi ñuy dégg ci mag yi moom rek la ñuy vivre. aussi que j'ai dit tantôt que nu mu tuddati éducation à domicile amatul les jeunes sont éduqués dans la rue. keneen ku gisee noonu di góor gi ci ay kàddu yu dëgër mu ñawlu doxalinu yenn ci woy politique yi. ñun dañuy yaroon xam fi ñu teg mais xale léegi xamuñu loolu amuñu yar amuñu tegg ba pare violent mais homme politicien yi wax dañuy wax. ma boo leen toppee da ngay dugg ci mucc ba naaru lay. mu nekk ay kàddu yi nga xam ni mën naa tax ndaw yi di def kawteef. borom kër gi moo gisee noonu ñu ngi ko fekk ci avenue Ngalandou Diouf. politicien moom ñi nekk ci pouvoir bi ñi nekk ci opposition bi moom ci ñoom ñaar ñëpp lay jógee waaw ndax kenn ku nekk dënn ngay waxee voilà xol ngay waxee. ndaw yi mën nañu copier parce que xale moom li mu gis rek. kàddu yu dëgër ba noppi ñagas. di gën di wulee ñaay ci ëttu politique bi ñi ñu jot a waxtaanal di ko ñaawlu tey woo rek woy politique yi ñu gën a jël seeni responsabilité rawatina jamono ji nga xam ni violence bi dafa gën a wulee ñaay ci ndaw yi. Alioune Sow di ko jaajëfal ci boobu lay gëstu li nga xam ne moo di njàngale mi it nar naa amati ay jalt ndax juróom mi koy li syndicat jàngalekat ci biir G7 ñoom it am nañu ndaje ak taskatu xibaar yi di xupp gouvernement bi ginnaaw bi nga xam te ne bii makkaan njëriñ yor wàllum koom daan nay génne ab xibaar ci communiqué loola nekk dafa nar a salfaañe mboolem xaatimoo yi nga xam ne dégg woon nañ ko ak gouvernement bi te it mën naa indi njeextal mu ban si njàngaleem bu ñu sukkandikoo si ñoom seen i kàddu ki ko yor si bis bi di Mamadou Sagnane mi nga xam ne mooy secrétaire général bu CNLS di boobule syndicat nga xam ne moo yëngu si wàllum njàng meek njàngale meek kàddu jël ko Babacar Seck. buñ ko signé dañ ñoo jox ay chiffres yoo xam ne dañu ne lii la ñuy yokk ci indemnité lii la ñuy yokk ci indemnité yu bees lii la ñuy yokk ci payoor yi yooyu biñ ko tënkee muy ay chiffres yu leer ay araf yu leer ñu bind ko jox ko suñuy bokk ñu signandee ko ak ñoom muy gouvernement wu Sénégal
kon bu ñu foree tey ci wewu bëy ne ñoom dañoo bëgg suñu kemb gi ñu dese ñu jël ci ay tibb loolu parewuñu ko kemb gi day mat sëkk mbaa danañu gis beneen bi mooy ñi ngi woo nguur gi kon ci mu delloo ci xelam xam ne ñii mu seqal mbir mi ay njàccaar lañu duñu ay cuune ñun ñoo leen jàngal ñoom ba ñu toog foofu ñu toog kon amut fenn fu ñu mën a jaar ba nax ñu beneen bi mooy bu fekkee dañoo bëgg a dañoo bëgg a laye ki jiite woon direction wu soldu jële ko fa njëkk ñuy commencé fay liñ ñu war a fay ci weeru mai indi ku bees bu dee dañoo bëgg a layee loolu ne ku bees ki moo xamut li xew fii lañ ñuy fekk lii fi mu jëm baaxut nañu teel a artu ndax ki nga xam ne moo jiite réew mi lu leer la wax bi mu recevoir li ñuy tuddee centrale yi le 3 mai ci palais li mu wax mooy nañu respecté li ñu signé ak nguur gi nañu respecté li ñu signé ak syndicat yi comme nag buur bi wax na loolu dag yi waruñu ay jàngalekat yi artu nguur gi liggéeykatu AIBD it at nañu seen i kilifa aéroport international Blaise Diagne ñoom liggéeykat yi boot sa syndicat ba nee nañu seen nekkin jamono yi ñoŋul ñi nga xam ne ñoo di seen i kilifa wegu ñu leen jox ñu leen cër duñu waxtaan ak ñoom rawatina di nëbb ay xibaar yoo xam ne war nañ cee mën a jot it li nga xamante ne bi jëm na seen nekkin wu gën a ñoŋ lekk gàkk yooyu yëpp nekk loo xam ne jooytu nañu ko ñu ngay daal di ñaxtu yëkkati seen i kàddu nag ne dàqu ñu benn yoon banque seen loxo ba sax jëm si tëj li nga xam ne moo di aéroport ba ñu daal di si dellusiwaat seen ndaje li nga xam ne doon jaaral seen naqar woowee ànd seeg moom Seynabou Babou. liggéeykatu aéroport yu Blaise Diagne wax ba futt loolu bu ñu sukkandikoo ci syndicat bii lii di mbas mi ak tere yi mu àndal dafa nekk loo xamante ne da leen indil ay gàllankoor yu bëri ñoom ñi nga xamante ne ñoo ngi liggéey foofu Cheikh Wade di président bu intersyndical bi. dem rek et tout ça doo gis koo waxal alors donc ba tax ñu wax ni. fii ñu toll nag nam président Macky Sall jël ay matukaayam parce que ñun Aliou Sall daje ak moom entreprise xam na secteur bi li ci nekk xam na jafe-jafe yi façon gestion bi am gestion bi ci aéroport bi moo baaxul business plan bi baaxul yàgg nañ ko wax. wàllum habitat social nag syndicaliste yi ñoo ngi xam ne mbir yi dafa yéex loolu 2017 ba tey te dara antuwul. am na ay nit yu occupé ay woon fi ay kër point donc moo tax ñu wax ni sur le plan foncier. boo waxuñu rek ay dagga xool ba yooyu c'est des questions yoo xamante ni ñu ngi dem pratiquement fi âgé boo xamante ne bala ñu ciy yegg sur que réglé wul dinañ xam nu muy demee muy problème mu 5% yi muy problème mu dagga xool bi ci capital bi muy problème mu ISA bi nga xamante ni exigence la pour que fii balay le 26 sur que fayu di nga ñu dégg. liggéeykatu AIBD yi nag ñoo ngi xam ne ni tëj aéroport bi sax dàkkuñu ko ngir seen xeex biilee liñ ci namm mën a sottee. ndax danoon dem grève du def grève ci ñoom la dépendre. mais que le président Macky Sall xam ni aéroport bi fépp bay bax il est temps ñu woote la du tam def des journées d'étude de l'aviation civile mënoo bëgg def Dakar ëpp liggéeykat yi di dee di ñaxtu amuñu dara ça c'est pas possible. intersyndical bi nag wax na ay njàkkareem moom mii leen nag mu ngi alerté xam le ni engagement bi wax dafa des loolu ngir jàmm mën a am ci seen bërëbu liggéeykaay. jaajëfal ko Mame Seynabou Babou ñu wutali diwaanu Djilor foofu nekk fekk fa kuréel goo xam ne soxna yi ñoo ko taxawal ngir jàppale seen i nawleek seen i morom jàppale ñu daal di duppee kuréel googee nag daan nañuy gunge lu toll si ñeenti téeméeri jigéen ñoo xam ne dañuy door di yëngu si wàllum mbay si ñetti fanweeri weer yoo xamante ne bi dinañu daal di am wàllum financement ci njàppandalu waa Union européenne ndax jafe-jafe yi ak ñàkkum dund ga dafa nekkoon loo xamante ne bi juróon na fay ay kawteef dëgg ñu dem ba diwaanu Djilor fekk mu tàggat jigéen ñi Sénégal rawatina ñiy liggéey ci wàllu mbéy ay jàmbaar lañu lu leen def nañu ko teewul ñu ngi dem di gën a ñàkk ngir wëlbatil nekkin gile ñi nga xamante ni ñoo booloo ngir jàppale leen nee ñu daal ñoom liggéey la ñu jiital won ginnaaw sàkku ndimbal. On s'est rendu compte que les femmes travaillent depuis toujours, mais les femmes sont de plus en plus pauvres. dañoo gis ne jigéen yi ay jàmbaar lañu dañuy daan seen doole ni mu ware di liggéey guddi bëccëg teewul dañuy dem di gën a ñàkk looloo tax ñu gis ne am na lu ko waral yenn saa yi da ngay gis ne jigéen ñi dañoo mel ni gëmuñu seen bopp looloo tax projet bi ñu dippee jàppal ma jàpp ñu fexe woon ginnaaw sàkku ndimbal te jublu ci liggéey ak gëm sa bopp. Concept économique et les encourager à oser penser économie et à oser penser argent.
ngir mën a àgg seen mébét fas nañ yéene ñoom tàggat jigéen ñi ci wàllu gëm seen bopp ak it ci wàllu nu ñuy def ba am xarañte ci wàllu mbéy. Que si les femmes pensent qu'elles ne peuvent pas s'en sortir, c'est parce qu'il y a un manque d'estime de soi. su jigéen ñi foogee ne mënuñu cee génn li ko waral mooy ñàkk gëm seen bopp loolu tax ñu leen di defal ay tàggat yu aju ci loolu ñoo ngi soog a pare benn tàggat bu ñu amoon ci ndimbalu suñu benn partenaire bu ñu dippee PAF ci wàllu wile Taïba Ndiaye ya Beyti Ndiaye fii ci Djilo ak ci banlieue wu Dakar daañu leen tàggat tamit ci wàllu nu ñuy saytoo wàllu koppar ak li ñuy doxale wàllu entreprise tàggat leen tamit ci wàllu xarañteef ci mbéy. Et ensuite on va enchaîner par des formations techniques en agriculture. ñi nga xamante ni ñoo sookee liggéey bi ñooñu li nekk seen kanam mooy fexe ba nga xamante ni li ñuy béy ci réew mi dañ koy jox cër defar ko ba nga xamante ni dinañ ci mën a soppar ñi ay mbir dale ko ci dëkk yi nekk ci gox-goxaan yi ba ci dëkk yi mag yi. daga kan jigéen ñi ñi bëgg yëngu ci mbay ak ñi ci yëngu sax bari na lool waaye nag jafe-jafe bi nga xam ne bokk na ci li gën a fës ci ñoom ñi bëgg daal di am ab soqeeku ci wàllu mbay moo di jotandi ci suuf si téeméer boo jël fukk ak ñett jàpp fukk ak juróom rek la ñu daal di mën a jotandi ci mbay te loolee gën naa yées jubluwaay yi nga xam te ne bi ñu africaine am nañ ko ndax nee nañu jigéen ñi mën nañu yegg ci suuf si téeméer ba jël fanweer jooytu na ko moom mi nga xamante ne bi moo jiite kuréelu ko jigéen ñi yëngu ci wàllu mbay ci diwaanu Thiès Julie Cissé foofee seen ndaje la ñu teewlu ko ba léegi ak Mountaga Kane. Les femmes doivent accéder à la terre. Il y a une volonté politique nationale, certes. su jigéen ñi foogee ne mënuñu cee génn li ko waral mooy ñàkk gëm ci bopp loolu tax ñu leen di defal ay tàggat yu aju ci loolu ñoo ngi soog a pare benn tàggat bu ñu amoon ci ndimbalu suñu benn partenaire bu ñu dippee PAF ci wàllu wile Taïba Ndiaye ya Beyti Ndiaye fii ci Djilo ak ci banlieue wu Dakar daañu leen tàggat tamit ci wàllu nu ñuy saytoo wàllu koppar ak nu ñuy doxale wàllu entreprise tàggat leen tamit ci wàllu xarañteef ci mbéy. Puisqu'elle participe à la création de la recherche agricole, qu'on pose ce débat. L'accès à la terre, l'accès à l'eau. ñu ngi foofu ci diwaanu Kayor wutali diwaanu Saloum ak gan gi nga xamante ne bi xalif bu Medina Baye am na ko di buur bu Kano di Aminou Addo Bayero mi nga xamante ne bi mu ngi ay tànki nemmeeku ci réewum Sénégal ci invitation bu njiitu réew mi président Macky Sall daan nay seet nag ki nga xam ne moo di Cheikh Mahi Ibrahima Niass ñu ganale ko foofee tatagal ko ci mbooloo mu takk ñoo xam ne fekke woon nañu ko Adama Salit fekke woon na ko. dëkk bii di Sibassor nga xamee ne digganteem ak Kaolack toll na ci ay kilomètres yu néew lañu rek daal di teertoo ki nga xamee ne moo di buur bu Kano nga xamee ne nag buuru Kano bi mu ngi koy amal ci Medina Baye day nekk na lu am solo bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamee ne moo di njiital jamiyatul ansaaruddin bu Ndakaaru. buur bi dafa ñëw tey Sénégal ci visite officielle boo xam ne nii dafa ñëw seet si président de la République bi mu ñëwee président moo ko dalal waaye balaa muy ñëw la waxoon ne man su ma ñëwee Sénégal damay dem ziyaare ji Medina Baye te li mu bëgg mooy bu wàccee rek def directement Medina Baye parce que nee na mënta ñëw ci dëkk bi te demut ziyaare ji sëriñam Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass loolu moo waral tey mu demee nii waaye buuru Kano ci boppam yàgg naa ñëw Medina. relation bi nga xamee ne nag moo dox ci diggante dëkk bu sell bi di Medina Baye ak Nigéria di rek daal di doore ci atum 1930. boo xoolee depuis 1930 wala 1937 Mawlana Cheikh Ibrahim Niass demoon Màkka di def farataam daje faak maami ki ñi am fa relation boo xam ne wax neen ko waxati ko relation boobu moo jur daanaka mbooleem looy gis ci diggante Nigéria ak Medina Baye waaye tey ki visite bi dafa bokk ci visite yi nga xam ne visite duñ mën a jox histoire la. xalif bu Medina Baye nag di ki nga xamee ne moo di Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass daal dina rafetlu bu baax ngan gi nga xamee ne day kii di buur bu Kano daal dina ko amal ci Medina Baye. àgg ci kawe rek ak na fa ñëw na ngir teral Medina moo tax gaa yi koy teeru ñu ngi koy teeru naan ko ñëw nga ngir terangal Medina mu ngi terangal Medina ci jëmmam mu ngi terangal Medina ci taarixam mu ngi terangal Medina ci jëf ji nga xam ne def na ko pour islam. parce que bés bi tey dina merloo ñi foogoon ne l'islam jeex na laïc yeeg ñiy wax laïc yeeg démocrate yeeg yu ñëpp foog ne l'islam fi mu nekk nii lu ñu passé la
fi mu ne beneen dund bu bees la ñuy dusi bés bi tey dina ko weddi ndax ñun ñii ñëpp daje fii ci façon jógee fu nekk te dara dajalewuñu lu dul dundal taarix boo xam ne l'islam moo ko tabax l'islam moo ko terangal Baye ak Nigéria l'islam la Baye ak Nigéria yàlla la Baye ak Nigéria def lu baax la. Kanu daal di nekk ab dëkk boo xamee ne mu ngi bokk ci république fédérale bu Nigéria ña fa yeewoo ci doomu aadama dey ñu ngi ko xayma ci lu ëpp 4 millions. defal ko Adam Sarr ñu jaare noonu wutali di bu Mali ak ab xibaar boo xam ne it ñoom it génne nañ ko gouvernement transition bi jëm si ñi nga xam ne bi ñooy jiite G5 Sahel bi daal di mer ba futt gouvernement bi ndax ginnaaw bi nga xamante ne bi nee nañu dañoo daal di jëmoon nag si ab juróom gi ñu génnee juróom-ñaareelu ëllël bi nga xam ne amee woon nañu ko fukki fan ak juróom si weeru février atum 2021 dañoo wax ne juróom-ñetteelu lël bi fi nga xamante ne bi moo di diwaanu Mali lañ ko waroon a amale ca Bamako si weeru février bi atum 2022 loolee nag amul ndax dañoo bëggoon bu ñu def di amee li nga xam ne moo di lël boobee ki nga xam ne moo jiite réewum Mali moo jiite li nga xam ne moo di G5 Sahel bi maanaam présidence G5 Sahel gi nga xamante ne bi daan nay nekk ba léegi si loxoy ñi nga xam ne ñoo di réewum Tchad te loolee war naa utu si li nga xamante ne bi moo di atum ren mel ni nag dañuy wéy di leen gàntal lu ni mel ndax dafa am jalti si wàllum politique ne nañu amul leen loo xamante ni bi si wàllum yoon ak doxeenu biir G5 Sahel daan nay am ne bu fekkee ne réew daa am ay jalt si wàllum politique waruñu ko jox li nga xam ne moo di nguuru ko G5 gi loolu dëppwal ak yoon te day mel ni am na ay réew yu nekk si biir G5 yoo xam ne ñooy wéjal gàntal ki nga xam ne moo di Assimi Goïta ñaawlu nañu ko ci ab communiqué boo xamante ni bi ki nga xam ne moo di colonel bu armée boobu di ki nga xam ne moo di colonel Abdoulaye Maïga moo daal di def communiqué bu ni mel si xibaar yi biti réew ba léegi ñu daal di wutali fi nga xam ne moo di réewum France gi nga xam ne bi nag ki nga xam ne moo di Emmanuel Macron mu ngi tàmbali samp gouvernement bi ginnaaw bi nga xam ne ñetti ayu bés buñ ko daal di sampaate foofee njiitu réew ki nga xam ne moo di premier ministre ba woon Jean Castex daan nay joxe li nga xam ne moo di leng yi ki nga xam te ne bi moo di Elisabeth Borne moom Elisabeth Borne nag soxna sosé moom moo nekkoon jëwriñ ji nga xam ne yoroon na wàllum liggéey di ministre travail jamono ji moom mooy nekk ministre premier ministre ñuy xaarandi li nga xam ne mooy tukkee ci yeneen gouvernement bi yëpp ak taxawaay bi nga xam ne war naa gën a yaatu fii ak nag élection législative yi nga xam te ne bi ñu ko daal di dëkkmal si weeru juin bi nga xam ne moom la ñu jëm. bëgg nañu bàkk bi xibaar yi tàggat yaram Ligue 1 bu réewum Sénégal lañ koy daal di dooree ñu ngi nekk nag daanaka si ayu bés yu mujj yi nga xamante ne bi daanaka ñeenti jongante ñeenti bëccëg moo des mu daal di ndar kàpp Guédiawaye ba léegi teggatam si li nga xamante ne bi moo di si bopp toogu gi ndax nekk champion waaye nag jafe na jamono ji ndax Casa Sport ñoo ko daal di jiitu ñetti jongante yi nga xamante ne bi bokk na si ñeent yi des si moom ñetti yëpp daanaka ñi ko jiitu la war a jonganteel waaye nag nekk na fursa ngir mën a dellusiwaat si bopp classement bi buñ sukkandikoo si ki nga xamante ni bi mooy tàggat ñi nga xam ne ñoo di waa Guédiawaye di Souleymane Diallo faw nag ay ndawam daal di takk seen jàll bu baax a baax ngir mën a am yooyu leen ndam ay kàddoom ñu teewlu ko si téléphone Pape Madiakhaté Sarr. ñun dañu joué match yëpp à fond dañuy joué match dañuy gën a joué match yëpp c'est vrai que ñi ñuy rencontré mooy ñoo xam ne ñoo ñu jiitu mais loolu motivation la fi ñun parce que xam nañu ne bu ñu leen gagné daañu weccoo place ak ñoom mais lu wóor te wóor loolu day dem d' abord ci suñu organisation personnelle d' abord ñu focaliser d' abord ci suñu objectif personnel mooy jéem a jël poñ nu mu ëpp nu mu bëri d'ici la fin de la compétition parce que boo xoolee ci xayma bi on est légèrement en retard parce que bu championnat bi période bi jàppoon nañu buñ si tollee war nañu am 45 points mais ñu ngi légèrement en retard mais comme tu dis effectivement dañuy daje ak yoo xam ne peut-être buñ leen gagné daañu changer position ak ñoom et yàlla def tamit ñun dañu ñooy nekk suñu kanam donc ça veut dire que buñ leen gagné daañu changer position ak ñoom mais duñu confondre fi d'abord mooy Jaraaf la dañuy concentré ñu jéem a xool nan la ñu def ba am point bu baax ci parce que résultat Jaraaf bi dafa am solo parce que match la boo xam ne boo ko ne daanaka juróomi point da lay dikkee donc day am benn changement en termes de quantification mais aussi en termes de position moo tax dañ ci war a mën a bàyyi xel bu baax a baax actuellement loolu mooy suñu objectif parce que bu ñu fa gagné tamit daañu permettre de préparer suñu match bu baax a baax contre génération foot à dire donc ça veut dire que match contre match la boo xam ne am na solo bu baax a baax match yoo xam ne fin de saison la
mooy la motivation. D'abord ñu travaille sur l'aspect mental. tey ñi xam nañu la balle est dans notre camp ñun tey dañ ko def suñu tànk lañ nekk. donc xale yi ñooy ñun ensemble ñoo war a mën a góorgóorlu pour mën a te am nañ ci rafet ndox bu baax a baax. xam le rek ne si wàllum Ligue 1 bi waa Casa Sport ñoo nekk ci bopp classement bi ak lu toll si li nga xam ne moo di ñeent fukk ak ñaari poñ ci ñaar fukk ak ñaari lu bëccëg bi toftalu si ginnaaw ba ñi nga xam ne ñoo di waa Génération Foot ak Jaraaf yi nga xam ne toll ay poñ ci fanweer ak ñett kon waa Guédiawaye ñu ngi toll si fanweer ak juróom-ñaar bon ñi nga xam ne ñoo di waa Génération Foot ak Jaraaf Guédiawaye football club ñu ngi toll si fanweer ak ñeenti poñ nekk si ñeenteelu place bi si Ligue 2 Walidane it war naa mën a dellusiwaat tolloog waa Sonacos bu ñaan si li nga xam ne moo di ay poñ ngir xëccoo li nga xam ne moo di bopp ba seen jono ñi nga xam ne ñoo jamono Fatick dinañ ci daal di dellusiwaat si résultat yi nga xam ne moo fay tukkee ndax jongante baa ngi wéy indi si ñaar fukk ak ñaareelu bëccëg bi nga xam ne da daal di wéy dinañu am yeneen jongante yoo xam ne it dina dox diggante Demba Diop FC ak ñi nga xam ne ñoo di waa Renaissance ak ñi nga xam te ne bi Port ak Demba Diop FC Renaissance ak dikk ñooy daal di jongante ñoom it ñu daal di wax si leneen di gayndey Sénégal yi nga xamante ne bi ñu ngi yëngu bi ci réew Sadio Mané daan na jël FA Coupe ba foofu ci diwaanu Angleterre ak waa Liverpool si kaw Chelsea bu Edouard Mendy doonte Edouard Mendy dafa jàpp penalty bu Sadio Mané bi nga xamante ne bi moo daal di waroon a nekk bi mujj wéyal jongante ba waa Liverpool am ci ndam loole bokk na ci li si gën a fës Moustapha Nam moom it war naa di nekk nag si li nga xam ne moo di jongante ngir barrage yi moom ak waa Paris FC ngir mën daal di monter maanaam yegg si li nga xam ne moo di Ligue 1 bu réewum France jamono ji si Ahmadou Bamba Dieng nekk na sóor bi gën a rafet lu mu dugal ci saison ren bi foofu ci diwaanu France si Ligue 1 war nga lupp gaynde ci diwaanu Europe ñu ànd ci ak France la ñuy dooree Tour d'Europe des Lions bi Pape Matar Sarr moom dong mooy Sénégalais bi bokkoon ci jongante ba ñuy tàmbali te Metz daan Angers benn bal ci dara ndam loolu ñu am sax tax ñoom ñu jiitu ay Saint-Étienne te it xalaata jouer barrage yi ngir des ci première division bi. Alfred Gomis ñëwaat na ci camp yu ren góolu jogante bi gannaaw ba mu toogee lu yàgg ndax ay gaañu ba mu ñëwaatee sax ñoo am ndam seen digganteeg Marseille ñaari bal ci dara Bamba Dieng dugg na ci ñaareelu pàcc bi Pape Gueye moom doo koo tàmbali. Bordeaux ak Mbaye ñaa daanaka ñoom seen deuxième division dem fa leer na naññ ci deuxième division boobee sax Moustapha Nam jot na raay bi nga xamante ne mooy firndeel ni mooy joueur bi gën a xarañ saison bi foofee ca Paris FC ba mu ko jotee jongante bi sax ñoo am ndam ñaari bal ci dara ci seen diggante ak Grenoble la woon ndam loolu ñu am tax na ñu war a jongante barrage yi ngir xalaat ñëw ci première division bi ci seen diggante ak Sochaux mu Omar Daf lay doon. Angleterre Sadio Mané gagné na ñaareelu kubam saison bi ñu nekk gannaaw ba ñu gagné Carabao Cup samedi ji Liverpool ñoo gagné FA Cup seen diggante ak Chelsea mu Edouard Mendy ci tiro bi donte ne Edouard Mendy sax moo jàpp penalty bu Sadio Mané. ci championnat bi moom Cheikhou Kouyaté ci défense bi lañ ko taxawal ci ay bés bii Crystal Palace daa témboo ak Aston Villa ku ne dugal sa moroom benn but Nampalys Mendy ci milieu terrain bi Leicester moo daanu yaat Watford juróomi bal ci benn. Espagne foofee Pathé Ciss moo dugal benn but bu Rayo Vallecano waaye Real Mallorca moo leen daan ñaari bal ci benn. Turquie Famara Diédhiou moom dugal na fukk ak benn lu bitam saison bii Alanya Sport am ndam ñetti bal ci dara ci digganteem ak Gaziantep. jaajëfal ko Cheikh Diop jaajëfal leen mbokki ci teewlu bi fii nañu yëkkatee jataay bi la xibaar beneen jataay 19h45 la doon ci kàllaamay nasaraan ngeen ci ànd ak Khalifa Diakhaté xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn ne ci ki la di wéyandi ak Cheikh Hassana Fall jërë ngeen jëf